gërëm leen mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV juróom-benn waxtu jot na ba teg ñeent fukki simili ak juróom dalee na jàmm ci xabaaru marax yi des ko tàmbaleeg mbas mi ci Sénégal niki tey ji nag am na keneen ko xam ne ñàkkaat na bakkanam yóbbu mbiri ba fukk ak juróom-ñeent ab soxna la atam toll ci juróom fukk ak ñett mu nga dëkk ca Sicap Liberté 3 moom nag ci l'hôpital Aristide Le Dantec la daal di ñàkkee bakkanam niki démb ak tey lu toll ci juróomi nit ñàkk nañ sunu bakkan tey ji kon ñaari nit la mbas mi yóbbu ci réewum Sénégal des ba tey ci wopp gi ndax xam ngeen ne nag niki tey jii tolluwaayu jàngoro bi ci réew mi def nañu ko juróom ñaari fukk kon nit ñoo ko amee yees bokk na ci itam juróom-ñaar yoo xam ne ñu ngi di nekk ci sauvetage ak junni ak ñeent fukk yoo xam ne ñu ngi tëdd ci loolu hôpital yi ngir rek ñu seet seen wàllu wér-gu-yaram docteur Aloyse Waly Diouf moo ko daal di xamle ñu teewli kàddoom. junni ak ñetti téeméer fukk ak juróom fukk ak ñetti test yi ñu def. médecin bi jàngoro ji la laalee ko ci biir hôpital médecin bi dëkkul hôpital maanaam juróom-ñaar fukki cas contact ak juróomi cas communautaire benn bi ci Waagu Ñaay benn bi ci Yoff ñaar yi ci Grand Yoff benn bi ci Touba juróom-ñaar ci ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom-ñaari cas yu sonn ñu ngi ci suñu service de réanimation yi hôpital Fann ñeenti cas hôpital principal ñaari cas hôpital régional Ziguinchor benn cas ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi des ci hôpitaux yi seen wërgu-yaram seen yaram mu ngi am tan Sénégal am na tey fukk ak juróom-ñetteel yi cas de décès bi nga xam ne feebar bi moo ko indi muy benn góor bu am 75 ans dëkkoon ci Parcelles Assainies ñàkk na bakkanam tey dimanche 10 mai 2020 ci fajar bi 6h15 jot moo bu hôpital Fann ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi koy jaalee njabootam ci bésu tey dalee ko ci cas bi nga xam ne moom la ñu njëkk a am Sénégal wàññi na junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeenti cas juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñetti wër nañ si fukk ak juróom ñett ñàkk si seen bakkan mu des ci suñu structure hospitalière yi junni ak ñeenti fukk cas. des ba tey ci mbas mi xam ngeen nag cas communautaire yi muy gën a bëri ci réew mi ba sax kër docteur yi ñoom muccuñ ci am na kenn koo xamante ne ni fajkat la ma nga nekk ci l'hôpital Aristide Le Dantec moom am na wopp gi ginnaaw bu nu fësalee ni kon da ko daal di amee lu toll na ci juróom-ñett yoo xam ne ay jegeñaalem lañu jot nañ leen a testé itam ñoom dañoo amee wopp gi ba la ca war lépp kon kër docteur ñu ngi koy jël ci seen wàllu wér-gu-yaram jàpp leen tamit moom médecin ki nga xam ne kon moo jiite hôpital Aristide Le Dantec di docteur Babacar Thiandoum jàpp na ni daal lépp loo xamante ne nii wareef la danañ ko jël ngir rek fexe ba ñëpp ñi nga xam ne kon ñoo amee wopp gi mën ci mucc moom waa ji nag amee wopp gi ca Médina la dëkk ñu teewluy leeral moom docteur Babacar Thiandoum ñu jokkoo mag mi ngi Maram Ndiaye. médecin bi jàngoro ji la laalee ko ci biir hôpital parce que médecin bi dëkkul hôpital mu ngi dëkk ci benn quartier bu ñuy wax Médina day xëy di liggéey si di jël transport yeeg yooyu comme ñëpp bi mu ñëwee am feebar bi ñu jàpp ne biñ defee investigation yëpp ñu jàpp ne feebar bi jëleewu ko ci hôpital bi parce que malade yi ñu hospitalisé ba amul kenn ku ci am feebar bi ci prélèvement yi ñu njëkk a def donc médecin bi cas communautaire la bu jëleewul feebar bi ci hôpital bi parce que service néphro jël nañ matukaay yëpp yi nga xamante ne moom la ñu war a jël pour éviter que agent yi am feebar bi dañuy takk masque am nañu daal jumtuwaay yëpp yi nga xamante ne war nañ mun a permettre ñu aar leen donc jëleewul feebar bi ci hôpital bi néphrologie service la bokkul ak fi ñuy defee dialyse parce que dañu am service mais moom moo piloté lépp ñu am ay salle de dialyse ñaari salle de dialyse bokkul ak salle bi nga xamante ne service bi nga xamante ne fa la ñuy hospitaliser malade donc néphrologie dafa am unité de dialyse am unité d'hospitalisation médecin bi nga xamante ne
moom la ñu testé mu positif ci unité d'hospitalisation yi la nekk. bi loolu amee dañu daal di confiner service bi mais rappeler ñi nga xamante ne amoon na ak ñoom contact médecin boobu aussi yàlla def ñu dimbali mu nekk koo xamante ne kuy saytu wér-gu-yaramam la bon xaw ma nu mu def ba am affaire bi ba tax na def nañu ay premier prélèvement mais résultats yi ñëw yëpp dañoo négatif amagul benn malade ci ñi mu faj bi ñu diagnostiqué coronavirus wala aussi ñi nga xamante ne daan na liggéeyandoo ak ñoom amagul kenn ku ñu testé mu positif. donc loolu premier test yi la ñu ngi xaar peut-être d'ici quelque temps pour ñu defaat yeneen test yi quoi. est-ce que mën nañ xam limu nit ñi nga xam ni peut-être ñoom lañ fa confiné. service bi 8 malades ñoo fa nekkoon bi affaire bi di am donc ñoom la ñu confiné woon ak seen accompagnant yi bon ak ñi nga xamante ne ñoo doon saytu wér-gu-yaram malade yi. état bu Sénégal ak kuréel yi yëngu ci wàllu banque yi ci Sénégal dafa xaatim déggoo gu yaatu ba tax lu toll ci $200 milliards sunu xaalis état bi génne na ko ngir a jàppale këru liggéeykaay yi nga xam ne kon dañoo loru ci mbas mi waaye nag ki nga xam ne moom mooy Mamadou Bokar Sy mi jiite këru liggéeykaay yi ci banque yi jàpp na ni daal loolee nag lu am solo la waaye nag laataa nga ci jotee foofu moom ay ponk yoo xam ne kon daan ko daal di matale moo nekkoon gën a Mamadou Ibra Kane ni ki tey ci suba gi ci jeudi dimanche ñoo ci leeral ak Cheikh Hassana Fall. mbooloo mooy doole loolee la nguur gi xam tax mu ànd ak kuréel gi ëmb lépp loo xam ne professionnel la te muy liggéey ci mbirum banque wala sax ci établissement financier fii ci Sénégal li tax ñu booloo seeni doole mooy xool nu ñuy def ba sàmm koom-koomu réew mi lay tax sax ba ñaari partenaires yi lay trouver ab accord cadre boo xam ne day taxawal ab ligne de financement bu toll ci $200 milliards mu nekk loo xam ne entreprise yoo xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe mën nañ cee bénéficier wu ab accord boo xam ne ki jiite kuréelu banque yooyee gëm na ni ñëpp mën nañ koo def te jafe-jafe du am. Si on a pu exposer un taux. suñu demee ba am accord gu mel nii dafa fekk ne garantie yi nguur gi joxe doy na te ni nga ko waxee rek 0% lay génnee ci moom te lu jëm ci banque centrale ñoom tamit ubbil nañu seen yenn guichet yoo xam ne xaalis ba taux d'intérêt bu ñu fay jëlee ci 2,5% donc la loolu nekk na loo xam ne xel mën na koo nangu secteur yu ñu bëgg jàppale nag mooy secteur yoo xam ne ñoom impacté nañ bu baax a baax te ñoom crise bi impact bu mu am ci ñoom mën na tax ba ñoom ñu impacté ci yeneen secteur looloo tax ñu tànn leen sur certains secteurs. beneen leeral jugee ci Mamadou Bokar Sy mi xam le ne lii di report échéance bancaire bi xam ne taxawal nañ ko léegi ñi ko war a am xam nañ leen ba noppi waaye nag keneen ku bëgg am bi lépp report moom tamit te bokkoo ci ñi ko war a am na yoon boo war a mën a jaar. Il a été dit que les banques fassent l'effort. ñi ko mën a am mooy ñi xam ne dañoo nekk ci public bi wala ci privé bi te ñoom seen payoor am loo xam ne wàññeeku na wala sax ñu ñàkk ko te crise bi tax ñeneen ñi nag te ñu xam ne ñoom ñoo ngi jot seeni salaire normalement su fekkee ne dañoo bëgg am report d'échéance mën nañoo dem seeti seeni banque waaye nag du ñu dugg ci modalité yi xam ne nguur gi moom la tëral ci report d'échéance yi. Qui a été mis en place pour ceux qui ont perdu leur salaire. mu doon koo xam ne moom la waa patronat sénégalais jël ngir mu bokk ci comité bi xam ne mooy saytu lu jëm ci fonds force Covid-19 Mamadou Bokar Sy ci plateau JDD te dindi bépp tuuma boo xam ne teg nañ ko ci ndoddu fanweeri nit yi xam ne ñoom ñoo bokk ci comité bile ndaxte moom xam le ne foofee ña fa nekk mosuñoo laaj mbiru per jëm te seen liggéey ci bénévolat lañ ko tekk. Hassana Fall di ko gërëm des ba tey ci gërëm Mamadou Ibra Kane bi ndax indi nañ leeral ci coow li jolli jëm ci Famara Ibrahima Cissé mi jiite ñi yëngu ci wàllu client yi yëngu kon ci wàllu banque yi moom nag da doon woote ngir rek ñu daal di bloqué ba noppi tënk lépp loo xamante ne ni banque la moom nag Bokar Sy ne nag loolee xel xalaatu ko te duñu ko nangu mukk ñu ko jëfee ci mim réew jàpp na ni tamit ab arturo def na ko la ca war nekk ci wàllu yoon kilifa yi ñu ko dénk danañ ko def ñu teewli kàddam ci micro Mamadou Ibra Kane. Vous n'avez jamais entendu nous prononcer. li jëm ci mbiru menaces yi xam ne président association bile da koy def mosuñu yëkkati suñu kàddu teg ko ci waaye bile yoon nag dafa ni dafay dem bloquer lii di guichet yi loolu nag bañ ko yëgee dañ ko wax ñiiti waa autorité bi police nag moom tey nekk ci banque yi toog fati leen xool kon nag ba mu ñëwee wax na day bloquer benn guichet la policier yi téye ko yóbbu ko ngir interrogatoire ñun dem nañu def suñu déposition waaye defuñu ba léegi benn plainte bañ ko jàppee ak nañ koy bàyyee defuñu benn yoon plainte ñun waa APBF len nag am na ay menaces de mort yu mu doon def ci réseaux sociaux yi loolu du suñu liggéey ñun waaye yoon moo nekk te def li ko war. Pour les menaces proférées sur les réseaux sociaux, ça on n'est pas responsable de ça.
ñaari milliards sunu xaalis mooy koppar gi état bu Sénégal génnee ngir jàppale ñi yëngu ci wàllu càmm gi ngir rek lépp loo xamante ni nag ay loraange la te nag Covid 19 bi waral ko mu daal di tàggal kook ñoom loolu nag du yam rek ci Ndakaaru ndax ci fu ñeent fukk ak juróomi département yi nekk Sénégal yëpp danañ ko daal di jëfandikoo loolu nag jëwriñ gu ñu dénk wàllub càmm gi moo ko daal di xamle ci bi muy doxantu ngir rek seet yenn ci këru liggéeykaay yoo xam ne dunduk malayka la ñuy daal di defar ñoon ci leeral ak Mamadou Lamine Fati. feebar bii di coronavirus bàyyiwul benn yoon ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum càmm ji ñoom ñi nga xam ne jafe-jafe yu doy waar la ñuy dund fu mu toll nii suñu sukkandikoo ci ministre bi yore mbirum élevage ak production animale. impact bi ci Covid 19 bi mën naa ko wax ci filière yu bari benn déjà soo jëlee filière bétavienne boo xam ne mën nañ ci gën a ràññee mooy xar yi ak nag yi ak ñu mel noonu te kenn ku ne xam na ne dem ci marché luuma yi dañ ko tere te kenn ku ne xam na ne ci marché luuma yi la éleveurs yi am occasion pour mën a indi seen jur mën koo jaay am liquidité mën cee jënd aliment bétail waaye aussi ak seen i vivres tey ci loolu c'est un problème réel sérieux beneen aspect bi tey su ma jëlee exemple volet avicole kenn ku ne xam na ni tey li ñu constaté ci réew mi mooy problème mévente mooy bari na ay poulet de chair yoo xam ne toll nañu ci ñu abattre leen mënuñ leen abattre te éleveurs yaa ngi dépensé seen xaalis de façon extraordinaire te mënuñu jaay parce que amul demande. lu nu mel tax na bu gouvernement Sénégal jël ay matuwaay ngir jàppale secteuru élevage bi le rawatina ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi. noonu la wax aussi secteur élevage bi nga xam ne ay bàyyima la ci la ñu bokk te aussi secteur d'activité bu am solo la ñoom aussi dina leen accompagner moo tax mu jël en plus 1 milliard bi nga xam ne arc la mu jël lu tolloog 2 milliards mu ne lii nañ ko jagleel secteur élevage pour ñu mën a jënd aliment. société yi nga xam ne ñooy yëngatu ci lekkum njur ji ñoom ñëpp dugal nañu seeni loxo ci li nga xam ne mooy wooteb nguur gi le loolu tax na bu secteur yi nga xam ne ñoo mel ni njur mi ak yàpp ji le meew bi mbirum yarum mbaam yi rawatina ginaar gi ak fas yi ñoom ñëpp dugal nañ seen loxo te li nga xam ne mooy jàppale bi dina dem ci ñeent fukk ak juróomi département yi yu nekk ci biir Sénégal. Mamadou Lamine Fati jërëjëf Kalidou Diallo moom moo yoroon lépp lu jëm ci wàllu njàng meeg njàngale mi ci Sénégal ni ki tey itam daal dina xaral daan biral ab xalaat jàpp ne kon état bu Sénégal rawatina njiitu réew mi dafa war a ubbi jumaa ak jàkk ci Sénégal ndax nag bu demee bay xalaatu ubbi l'école yi lu ni mel kon waru ko të ndax nag ne bu dee nag loolee amul ay fippu ki ñaxtu mën na am bàyyi ko ci askan wi ñu teewli kàddoom moom Kalidou Diallo ci micro Mame Abdou Gueye Kassé. comme nguur bi décidé na ubbi école yi teel na wax loolu parce que il faut ñu préparer xam pour ubbi jàkk amul préparation ma ne nag mën a ubbi école bi tëj daara yi tëj mosquée yi tëj yëpp loolu lu mën a nekk fii ci Sénégal moo tax il faut balaa ñu ubbi école bi ubbi jumaa yi wala mais nag ay mesures accompagnement c'est-à-dire soo xoolee à Touba ci nafila bi dañu jël ay distance jël ay masques ñoom ñëpp et tout ça il faut juste ñu désinfecter tapis bi parce que mën nga julli fii tey toog foofu ak sa loxo ak yëpp comme nga am problème bi donc il faut ñu désinfecter mosquée yi de mon point comme def nañu mesure d'accompagnement ci école bi il faut ñu seet en rapport avec les imams ak sëriñ yi ak xalif yi ñu seet ci mosquée yi lan la ñu war a def loolu la ñu bëgg et puis ak médecins yi ñu seet la ñu war a def mais il faut ñu ubbi quand même mosquée yi suñu ubbi école française alors ñu tëj mosquée yi tëj daara yi tëj école coranique dañu wax ne xanaa Sénégal moom léegi du réew jul tëj église yi tëj yëpp loolu nag du baax ci population yi moo tax xamoon naa ne sax gouvernement bi amoon intention gu def je pense que président de la République ci sa sortie de mardi la xëy na moo ci dara. dañuy dem ba diwaanub yéen foofee nag ñi nga xam ne kon ñoo yeyoo dund gi état bu Sénégal jagleel leen jot nañ ci ñoom ñëpp ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne te ne nii moom mooy registre national unique ak ñi nga xam ne kon ñoom la gox bi daal di kon joxoñ ni kon yelloo nañu ko loolu lépp nag ni ki tey jëlañ ko daal di fësal maire ba nab yi daal dina ci indi leeral kenn daal moo ci jotul koo xam ne kon gisuñu turam ci mbir yi góor gi siis mooy maire bu ñu tawli kàddoom ci micro Babacar Seck. ci fukki fan yi fukki dëkk yi bés bu nekk benn dëkk ñëw ñu jox leen ba mu jeex te du am xëccoo du am dara loolu it def nañ ko ba mu jeex bi mu pare it yàlla def na joxe nañu ba des na li des nag mooy benn nit bu ñu xamul boo xamante ne dañ ko bindoon ci RNU mais dëkk ba mu bind woon ñoom xamuñ ko joxe bi ñu joxe dañuy wax ne beneen yoon bu fekkee camion day dem di ñëw di indi ceeb bu bare maanaam boo seetee camion bu yeb 40 tonnes bu nekk nga multiplier que par 20 day nekk saako yoo xamante ne 40 tonnes par 20 2 fois 4 8 mu di juróom-ñetti téeméeri saako ñu war ko wàcc ci camion def loolu il faut nga mu nekk sa liggéey nga mën ko def
bu loolu amul mën nga dem si dëkk boo xam ne camion bi dana fa am benn fan wala ñaari fan doom ku ko wàcc moo tax ñu ne bu fekkee état bi ni muy jëlee ay société ñu yeb ay camion andi ceeb bi mën na jël contrat def contrat ak société yoo xam ne seen liggéey mooy wàcce ceeb. gërëm leen mbokk yi ci ànd beeg ñun loolee laf laaj xabaaru marax yi gërëm leen bu baax gërëm ñëpp di si jàpp ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci yaatal ak Adama Anouchka Ba ci kàllaama tubaab fekk boobu kon ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.